asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu seen émission xeltu jërë ngeen jëf yéen tamit yéen ñi topp seen émission xeltu saa su nekk di ñu topp ci seen télévision nationale El Mauritania di leen bëggee di am mbégte di am kontaan te dellu soit ak yéen comme nañ koy defee maanaam samedi bu jot su fukki waxtu ak benn jotee ci seen maanaam plateau bu émission xeltu tey jii ñu am beneen mbégte ak beneen kontaante dalal beneen kàngam ci biir réewu Mauritanie du yàgg dara daanu dem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñun pour ñu wan kan la ñu invité ji si sunu ñaar fukkeelu numéro xeltu ci saison 6 bu mu juddoo ak léegi di gërëm di sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci wàllu ingeste ki nga xam ni mooy Abdallahi Dahi di ci def kéemtulaay kàttanam pour liggéey bi mën a taxaw son Tijani Mariem maanaam ki nga xam ne mooy Khady Sow ki di Sinia mi nga xam ne moo nekk fële ca wàllu li nga xam ni moom mooy fële ca VTR di gérer lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu éléments yi coordinateur bi di Tahman di gërëm di sant ki nga xam ni moom mooy Dahman Moustapha mi nga xam ne moo nekk ak ñun ci wàllu cadrage ak ki nga xam ni mooy Mouhamed Mahmoud Cheikh ñu ànd ak ñoom ñu wannu suñu premier élément muy suñu portrait invité kan la ñu invité ci ñaar fukkeelu numéro xeltu ci saison 6. seen émission xeltu dalal beneen kàngam bu bees di doomu waalo ci ndey di doomu waalo ci baay kooku mooy Fatou Gueye mi ngi juddoo fii ci biir Mauritanie bu ñu waxee ne ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee moom dina am lu mu ci mën a séede ndax doon na doomi administrateur bu wër diiwaan yu bëri ci biir réew mi naka nga xam ne seen papa doon na administrateur bu ñu ràññee woon lool ci biir réew mi am bërëb yu bëri yi nga xamante ni jaaroon na fa mu di Boustayla Maal Xaabu Gidimaxa ba tey jii ca Gidimaxa googee fa la jëlee retraite mu di seen papa te fépp fu seen papa mës a teg tànkam moom moomee nga xamante ni mooy Fatou Gueye teg na fa tànkam di doomu Mauritanie pire su ñu waxee ne doomu Mauritanie pire la mooy ne kàllamay réew mi yépp daf ci àddu mu di pulaar soninke hassania wolof ak kàllama bi nga xamante ni moom mooy kàllamay nasaraan li mu njëkk def mooy jàng alxuraan te bu mu nekkee tuut tànk bu mu fa jógee daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy njàngum nasaraan bi dugg ci li nga xamante ni moom mooy njàngum tuut tànkam bu mu fa jógee def njàngum diggu doomam ba egg baccalauréat fa la taxawal njàngam bi mu bàyyee njàngam ci la soobu ci liggéey bi nga xamante ni moo ko yóbbee mu ànd ak kuréel yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum wurum nekkoon na fa animatrice nekk fa agent mutuel nekk fa ka nga xamante ni ku doon taxaw jigéen lool la ci mbootaay yi nga xamante ni ñoo nekkoon foofee ci biir célibat bi mu defee ab diir ci la dugg nag fi nga xamante ni moom mooy capitale bi di Nouakchott ci bu mu fi ñëwee ci la dugg nag ci li nga xamante ni moom mooy jàngiwaat dal dee def li nga xamante ni moom mooy comptabilité tàggatu ci lu tolloog ñaari at bu mu defee ñaari at yu ñu retraite ci la ñu ko jox lijaasam mu jóge fa dal dee dem ASECNA def fa stage bu njëkk bu mu def te loolu yëpp nag xelam bëggoon li nga xamante ni moom mooy wàllu rajo lool ci la fa jóge dal di dugg fi nga xamante ni moom mooy rajo Mauritanie def fa ñetti at ak yu tegal doon ko xereñoon lool ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyu rajo boobee ndax émission yi mu fa doon def jaar-jaaram bàyyi na fa li nga xamante ni moom mooy ab coow ndax liggéey bu sell bu mu ci ay bu mu doon def ci rajo bu Mauritanie ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ko doon déglu ba tey dañu koy fàttaliku ci la jóge foofee nga xamante ni moom mooy rajo Mauritanie daal di dem fi nga xamante ni moom mooy CAPEC bi mu jógee CAPEC ci la dugg ci jongante bi nga xamante ni waa Société Générale amaloon nañ ko fii ci biir réew mi yàlla def mu am cap ndam ci la ñu ko jëlee mu nekk foofu nga xamante ni moom mooy Société Générale mu fay liggéey ba suñu jonni yàlla tey Fatou Gueye di taaw ci ndey di taaw ci baay di ko am taxawaay bu am solo lool ci biir këram ak njabootam te bu ñu waxee ne njëkk juddu njëkk baax moom am na lu bari lu mu ci firndeel naka nga xam ne doon na doom bu way juram gërëm lool ndax dafa taxaw ci yoonum jub ba ñépp ñi nga xamante ni dañu juddoo ci ginnaawam daldi aw ci tànkam ndax ku juddoo ci kër wujjee te kenn mënu ràññee ana ku jur kenn loolu yépp mën nañu wax ne moom moomee daf ci def lu am solo lool soxna Fatou Gueye dugg nag ci politique waaye aset ak alet fekku ko ca
ndax yaakaar bu gaaw a tas lool ba mu ne ci am meles génn ba tey jii nag mu des ci li nga xamante ni ba tey moom mooy liggéeyam bi mu nekk nii di ca liggéey di ci sutur la ànd ak njabootam doon nag ku doon wéttalu alxuraan lool ndax dafa bëgg alxuraan ba fu mu toll di ko nemmeeku waaye fu mu toll di ko nafar kooku nag moom mooy Fatou Gueye di ganu suñu émission xeltu tey jii. Voilà donc mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale El Mauritania la télévision leader kon defe naa ni seen émission xeltu foofu la jénnaat beneen doomu Mauritanie boo xam ni am na ñu daan dégg baatam ci rajo Mauritanie ay jamono waaye am na ñoo xam ne xëy na xamuñu kan mooy Fatou Gueye tey jii daanu xam Fatou Gueye à travers 20e numéro saison 6 bu émission xeltu soxna Fatou ñoo ngi lay nuyu. waaw Babacar maa ngi lay fay lu bare di am mbégte di am contentement ci invité bi may invité bi di nuyu téléspectateurs yu ñuy seetaane yëpp di jaajëfal ñëpp di la gërëm di la sant. voilà soxna Fatou dégg nga li nga xam ni moom la sunu naataangoo wax Léna Dieye présentation bi mu la defal tey jii su ma la doon laaj tey jii ci présentation boobu. nan nga ko jàngatee ak lan nga ci mën a yokk lan nga ma ci yokkal wala su fekkee ne am nga loo ci jàngat. waaw présentation bi nu mu ko waxee loolu am na waaw parce que dama ñëw xam nga dafa metti nga ñëw fekk dara tabaxuwul léegi nag nga ñëw nekk taaw njaboot yëpp topp sa gannaaw. te aussi xam nga taaw xëy na ndax tuur bi oyofal nan ko waaye oyoful ndaxte yow yaay njiit ci kër gi bu weesoo ndey ak baay ñëpp ñuy teg seen bët ci yow. yaay ndey yaay baay. waaw. yàlla na wéttal bi yàgg yàlla na fi yàgg bi ñu wéttal moom lu ñuy ñaan yàlla. waaye tamit nga am ay rakk yu góor am ay rakk yu jigéen ñu topp sa gannaaw nga war leen xàllal yoon wan leen fu ñu war a teg seen tànk xam nga tu n'as pas droit à l'erreur. waaw mu nekk sas nag au 10. waaw yàlla dimbali ma ci yàlla mu baax mi jàppale ma ak ñaanu waajur ak yar muñ def ci man xam nga nit mënul dara waaw lépp nag macha allah may jogo ko daanu xam nga bu ne dee yomb na moom yombul parce que xëy mu sotti amul ñun la Ndar sax xëyul sotti. si biir présentation bi mi ngi wax ni sa papa administrateur la woon def dëkk yu bare wër dëkk yu bare mu permettre la tey jii nga wër Mauritanie wala def ci gox yu bare ba mu permettre la tey jii ngay làkk soninké dama bëggoon parce que tey émission spéciale nuyul sa mbokk soninké yi en soninké. waaw man soninké maa ngi ko dégg Gidi Maxa lii précisément entre Xaabo ak Seliba bi maare mun soninko Seliba bi ko do Xaabo ko Gidi Maxa su nga suku ñini a yugo nda yaxare a lemina nda xirse nga suku ñini nga sumamana nga tina danga xanan kirajam nuyul ma ci naar nuyul sa mbokk naar yi waaw Babacar naa yow nag moom la fas yéene tey. waaw tey moom émission spéciale la nuyul sa mbokk naar yi. salaamaaleykum raayna musallimina ala dawlatna dawlat Mauritania sawlina musallimina alayhim kaamilin kabirhum wa saghirhum raayna ngolhum anhum gaydu islam. aywa sa mbokk pulaar yi. sama mbokk pulaar yi. maa xala yaa ma dugal si saraxule bi saraxule xam nga moom lu mu njëkk rek day jafe lu ci def waaw bandiraɓe sehilaɓe miɗen calmina on miɗen ndaara jam moon miɗen mbiya on yo ñalle jam. Voilà donc mi ngi noonu c'est une vraie Mauritanienne. Voilà une vraie Mauritanienne mooy ki maîtriser langue réew mi yëpp macha allah ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax soxna Fatou sunu waxtaan dañ koy àcc ci ay maanaam aspect yu bare mais bi may jëkk soobu ci askan wi ñuy waxtaanee ci aspect bi ñuy jëkk waxtaanee mooy si wàllu éducation parce que éducation dafa nekk loo xam ne tey jii lu maanaam primordial la lu am solo la ci dundu doomu aadama mais dafa mel na waajur yi duñu
délaissé wu du ñu bàyyi li nga xam ne moom mooy seen cër ak seen rôle yow ñu xàmmee la rajo Mauritanie nga def fa ñetti at jàpp ñeenti at nekkoon fa une animatrice boo xam ni adduna bi yëpp la doon déglu ci sa xarañte bi nga daan def mais éducation boobu laa bëggoon ñu dellu si taxawaay bi ngeen xam ne yéen a ko taxaw surtout jigéen ñi ñu gis ne éducation bi tey jii jaar na à côté xale yi jaar nañu à côté doomu jigéen ñi tey jii yaratuñu leen tax na tey jii lu nekk ñoo ngi koy dund ñoo ngi koy def alors tey ban responsabilité la ci waajur yi am. waaw Babacar Naam maa ngi lay jaajëfal ci question bi xam nga bu ne nee dund nit bu nite éducation a tax parce que soo amulee éducation mënuloo nekk nit bu nite. nit boo nitee rek éducation a tax te aussi boo nee délaissé moi je vois que c'est trop dire délaissé moom kenn du jur sa doom ba pare di ko délaissé. mais am na de. waaw. waaw su fekkee ne diis na. waaw am na ñoo xam ne soo leen gisee si mbedd mi da ngay yéemu sa borom. waaw subhanallah te les faits sont là. doom boo ko juree yàlla may lekk nga jur ko fu nga ko war a juree xam nga yow mii di waajur tey muy ndey muy baay bu leen dee sonn avenir doom ji ngeen jur bëgg mu nekk dara ëllëg moo tax ngeen di sonn nga xañ sa bopp def si sa njaboot xam nga yow di nga xañ sa bopp añ man nga xañ sa bopp reer jox sa doom mu añ jox sa doom mu reer topp ko yaay di liggéey di xal éducation doom bëgg la sa doom deñ bëgg la mu fande bëgg la mu rafle bëgg la mu jàmbat leen bu feebaree nga taxaw faj xam nga éducation bi nit ñi yaay yi gis nga jigéen ju baax dafa am solo ci société ndax jigéen mooy base lépp jigéen ñi bu ñuy baax société bi day gën di baax. mais góor ñi nga xam ne tey jii dafa bare ka lu tax ma indi tey jii thème bi waxtaan ci ak yow mu nekk sama premier point mooy dafa am ku ma interpellé ci loolu te muy ay mbir yoo xam ni da nga koy gis dafay répété wu. waajur yoo xam ni góor ñi je veux dire góor ñi ñun góor ñi. da ngay gis koo xam ne da nga lay tegle ay jabar te la ngay tegle yëpp mënoo ci dara la ngay tegle lépp say doom da nga leen di bàyyi ñoo ngi taxawaalu doo leen jox ñu lekk ba suur doo leen jox ñu naan ba màndi éducation seen nekku ci soo waxee mer nga koy defee te yaa nga ca mbedd ma di wëndaalu di taxawaalu. Babacar bu tax waalo yi mel ndax waalo du bëgg ay jabar yu bari. mais il faut que ñu wax ci. bu tax waalo yu mel parce que takk jabar yu bari ba pare te mënoo jur ay doom yu bari te mënoo am benn responsabilité sa ay njaboot c'est catastrophique. loolu góor ñi il faut que ñu wax ci. xam nga ku nekk ak ni la yàlla bindee ak ku nekk ak luy sa bëgg-bëgg ak ku nekk ak luy sa ngëm-ngëm xam nga fii àdduna la am na ñi nga xam ne ñii seen famille am njaboot gu baax bu tegu ci yoon junu mënal junu bëggul kenn ngaañ leen ëllëg junu bëgg itamit ñu dooni ëllëg ay nit yu baax ay nit yu nit ñi ràññaa ay nit yu ñu joxe naan ña nga ne ñooñu am ñi nga xam ne ñi njaboot googu moo leen soxal lu ñu am xañ ko seen bopp def ko seen njaboot pour que seen njaboot tekki bañ nekk ci yenn yi encadré leen jox leen éducation de base bu baax ci biir kër gi ñu yaru am yar am teggin xam lu ñuy waxee xam fu ñuy dëgg seen tànk surtout xam ñu ni àndal ndax lu bare yow di nga ko def ci sa biir njaboot mu génn ci mbedd mi am lu mu koy influencé waaw yàq lu bare ci li nga xam ne yow defoon nga ko nga koy topp sa bët di nekk ci moom nga xam ñu muy fréquenté nga xam ñu muy àndal depuis très tôt boo gisee muy ànd nga xam ne ñu fu nga ko jëmee baaxoon nga bañ ànd boobu. et la responsabilité du père. waaw xam nga. waajur bu góor bi. waajur bu góor bi parce que duñu leen bàyyi lépp léegi ah. jigéen ñi lu ñuy wax ni moom ñooy yar. jigéen ñi ñooy def li ñooy def la xam nga dafa am lu am. xam nga doom bu juddoo mel nu mu war a mel ba egg fu mu war a egg tekki du naan doomu ñëpp la papa jakaay njëkk a tiitaroo kii sama doom la sama doomu bopp la. te ba yar jotee daf ko waaw abandonné. léegi nag bu fekkee ni yàlla def na safaan ma mu nekk doom ji nga xam ne ji nekkul doom ju nga xam ne ji mooy doom ju ni lu bëgg a gis ci doom day nekk doomu ndeyam loolu rek la ñuy wax ndeyam a ko jur. yaa jee ko yàq. doomu ndeyam la. kenn nangootu ko jur mais bu baaxee ñëpp jur ko. mu am ndey am baay ami tante ami bàjjan bu doom ja bonee nag ñu ni doomu ndeyam la xam nga loolu itamit neexul ci xol moo tax jigéen ñi ñoom comme ñoom ñoo ëpp lu ñuy def ci kër yi wala sax léegi gaa jamono soppeeku na ba kenn desutul ci kër gi mais
doom dafa xole yaayam, doom dafa taq yaayam, moo tax yaay yi itamit di jàpp lu bare ci seen éducation doom, ndax doom sa doom bu amee avenir moom sandam la jur doom ak nu mu méttee nga ëmb ko juróom-ñeenti weer bis bu nekk nga xëy dara di la métti lu lay métti li sax mun la wax lan la mu judd nga ànd ak moom mu nekk bébé nga yëkkiteeg di tëral di nàmpal ak di fomp bu feebaree nga ànd ak moom feebar ba mu xëy kooku kay bu doon sa sago mu nekk doom ju gën ci doom bi. tout à fait. mais papa yi tamit yamuñu comme lu ñu wax bu ñëpp ñemee am ñu géddi seen cër bu ñëpp yemee am ñu géddi seen cër bàyyi yamuñu am na ay bàyyi yi nga xam ne yii. mat nañu bàyyi. loolu moom am na. am na ay bàyyi yi nga xam ne non seulement duñu mat seen cëru bàyyi ba pare nangu cëru ndey ba boole si. ndax doom sax bu nee bu yuuxoo ci lal balaa ko ndeyam di yëkkati fekk moom ñëw na bu yëkkati ko xool lu koy metti lan la am na ñi nga xam ne ñi nag moom aywa yàlla nag moo bind ay nit a yemalewu leen ku nekk rek ak lii borom bi def ci yow am na ñi nga xam ne ñii duñ lay takk bu nu jabootee yow sax bëgg charge wàcce leen ku takkale ko yow dem seen yoon bàyyi la njaboot googu duñ la nemmeeku duñ la seet nga ànd ak ñoom yaa ngi fóotaat yaa ngi bindu yaa ngi jaay ndox yaa ngi jeebal ba si lépp dundal sa njaboot mais bu demee ba njaboot googu am ko sa tekki bay taxaw nga gis ko mu ñëw di réclamer waaw moom bàyyi la duñ ko war jox cëru bàyyam loolu gis nañ ko fi alors que te bu mu waree doon bàyyi buñ ko ñëw buñ ko soxla parce que abandonné na xale yi parce que loolu dafa nekk ay fait yoo xam ne day répété wu mais day metti rek waaye jigéen moom du mos sànni doom mais yenn saa yi nag nga gis ay bàyyi nga xam ne daw noonu seen cëru bàyyi abandonné bàyyi njaboot ak seen yaay kooku du fi jeex jur doom bàyyi kaak yaayam du fi jeex ko kay moom moo fi léegi nag boo juree doom bàyyi kaak yaayam itamit xëy na ndax yàlla dafa amul yenn moyens yi aussi amul ñi nga xam ne ñoo aussi famille ba nga xam ne bi aussi am nañu yenn moyens pour mën jàppale ko waaye mais soo juree doom bàyyi ko ak yaayam daw sa responsabilité bàyyi ko ak yaayam muy góorgóorlu jóg di daanu di jaay bisaab di jaay beñe di defar fataayam di jaay nekk ci naaj wi du tal sangu du tal dara du sol yëre bu rafet lu mu sol ma ngi koy fayee jàngul doomam ba doomam réussir waaye yow miy bàyyi amal ngor nga bàyyi ko ak doomam. waaw loolu nga wax de ngor xam nga ngor ak jom ak fulla ak fayda bu jógee ci nit rek kees gaa fa nekkatul nit parce que moom ngor gi ngay wax gi bu ko amoon ca njëlbeen doom jooju sax daf ko dul seetaan muy souffrir yenn souffrance yi te mu xam ne yaayam amul lu mu ko téye mais nag bu demee itamit ba doom ji tekki mënoon na am ngor du fa ñëw waaye bu ko tekki ñu wëri la foo mënti nekk muy guddi muy bëccëg yenn saa yi du ñu ñëw fekk yàgg ñi ngay sukkatoo bant mënutul sax taxaw sama doom la moom laa ñëwoon seet si moom ñëwoon laaj si te buñ ko waree laajte wuñ ko buñ ko waree seet seetu ma ko am na fi malheureusement nag mais soxna Fatou dafa am beneen phénomène boo xam ni il faut que ñu waxtaanee ko parce que tey dama invité une grande animatrice de rajo nga daan def ay thèmes yu am solo loolu moo tax ma sumb ak yow ci thèmes yi parce que dafa nekk loo xam ni lu am solo la ci askan wi ñuy dund kiñaan ak maanaam kujje doomu baay mu dox loo xam ni dana dem ba yàq na société bi ci lu bare léegi ci sa biir porte ñoo ngay wax ni ci këru kujjee nga juddoo mais kenn mënu ràññee ñu bokk ndey ñu bokk baay au juste waaw xam nga man xam naa gis naa li ngay wax li am na mais man sama famille yàlla defal na ma sutura juddoo ko macha allah laf cat ndax ñun du ñëw fekk suñu ñaari yaay di ànd boobu temps sama papa ñaari soxna la amoon ci gannaaw loolu amaat na yeneen soxna xam nga moom kon waalo la. waaw moom waalo la. góor gi du soninké moom def na soninké këf nañ ko mais du soninké moom waalo la. soninké ak waalo mais est-ce que sama waa ji Makhtar Gueye ñeme na ni góor gi ñemee. du ma ne la déedéet parce que daal mu ngi noonu. Makhtar ñemewul Makhtar góoru naar. loolu daal man du ma ci xuus du ma ci sore Babacar Naam. waaw. léegi yàlla def ñu ñëw fekk suñu ñaari yaay macha allah. ñu juboo amuñu benn problème nu màgg ci biir loolu nun ràññeetlew nu néegu ndey ak néegu tànt fa nga sentir sa bopp foofu ngay nekk ñun ñëpp ñu ànd màgg ci loolu koo gis mu def lu ko ci doon noonu nga wàññi ko macha allah ba suñu jonn yàlla tey jii fu ñu nekk
du ñuy nemmeekonte suñu ànd rafet ndax suñu yaay ñu fekk ñu ànd ak ànd bu rafet. te loolu dafa war a nekk enseignement pour toutes les familles. macha allah paa bi après ça amaat na yeneen soxna waaye déjà fekk base bi déjà defaru na ba pare. keneen ku ñëw da nga ciy topp rek mënatu la ko yàq. macha allah ñun ñëpp. mag ak ndaw ñoo ànd déggoo. wallaahi macha allah Fatou ñu soobu ci benn aspect muy aspect politique dugg nga ci mais si sunu biir commentaire man leena daf ma sax dafa foofu wax foofu wolof boo xam ne wolof bu xool la ubbiwu si xaw ma yanu si aset ubbiwu si xaw ma lan voilà mu mel na politique bi dugg nga ci mais yàggoo ci loolu nga xaw ci écarté wu da nga bàyyi politique et lan moo waral tax sax d'ailleurs nga retiré wu ci complètement déception la comme ni mu ko waxee. waa xam nga xëy na ndax sax bàyyiwuma carrément waaye pour le moment daal def naa taxaw seetlu waaw parce que xam nga sooy xuus si dara dafay fekk ne si gis sa bopp mu amal la njëriñ xam nga politique aussi du ay sentiment waaw politique du ay sentiment du politique c'est un jeu d'intérêt waaw ku nekk boo ci nekkee am na lu la ci dugal am nga conviction am nga fa nga bëgg a egg te xam nga lu yées ci politique mooy ñi di tàccu nga xam ne ku soxla mbooloo yanu la indi la nga tàggal sa mu soor ñoo taxaw tàccu naari di leen tuddee safaaga waaw loolu moo yées ci politique politique booy dugg su fekkee ni am nga sa moyen kooku moom c'est l'idéal ndax boo amee moyen di nga mën def lu ñuy wax base politique moyen moo koy def soo amee une base politique nag nga am mbooloo mu takk sa gannaaw di nga am ñu la soxla te boo amee ñu la soxla boo demee di nga négocier li nga xam ne li moom nga bëgg. mais njiitu réew mi fi nekkoon da nga ko doon jàppale te bokkoon nga ci yow tamit que su fekkee da nga wax ni lu yàq politique mooy safaaga yow tamit daawoon nga safaaga de daawoon nga tàccu de. déedéet tàccuwuma ndax boobu moom bu muy ñëw. ndax yéen a ko fi wax ne yéen a ko fi waxoon ni que moo fi mën mooy jàmbaar ji. am ci yaakaar tey jii mu tas seen yaakaar. am ci yaakaar lool amoon ci yaakaar torop sax. mu tas seen yaakaar. waaw man campagne na ci campagne ba nga xam ne bii yombatuma campagne bi xam naa loolu ma surtout que bu mu ñëwee ak xam nga dafa ñëw indi ay wax yu bees indi ay slogan yu bees la Mauritanie nouvelle bu mu indi woon slogan am indi maquette bi di ko génnee à chaque fois ni c'est la Mauritanie nouvelle ba nga xam ne bii moom am na yéene tabax ko te moyen yaa ngi fi te dina ko def ba ñëpp teg ci seen bët te di ko wax fu nekk ñu am ci ngëm-ngëm am ci yaakaar ni kii dina am fu mu jëmee réew mi. fekk daf lay doon nax. xam nga ku lay nax moom mënuloo xam xëy na ndax nag boo xuusee at ñaari at ñetti at ñeenti at juróom ci ngay xam ni xëy na ndax li muy wax li daal nekkul ci yoon bi mais buy ñëw door a commencer man ma amoon ci yaakaar lool. ak mais est-ce que aussi loolu c'est une raison en tant que ay femmes d'opinion. ay femmes porteuses de voix tey jii ngeen am déception tuuti ci politique rek ngeen bàyyi ko alors que am na xëy na ñu nekkoon seen gannaaw am na lu ngeen mën a apporter askan wi am na lu ngeen mën a apporter seen réew est-ce que loolu aussi tamit que du trahir sa askan trahir sa peuple. waa xam nga su fekkee ni taxaw seetlu ak bàyyi sont deux choses différentes. mais mi ngi waaj yàgg de. waaw il le faut parce que le temps qu'il le faudra parce que sooy dem ci dara gis ni lii daal doxul da ngay delluwaat gannaaw. nga taxawaat seetlu ba nga gis li nga xam ne lii jaral na la waat nga sóobuwaat ci man am na ñi nga xam ne ñii ñu ngi may contacter ñu ngi waxtaan ak man ñu ngi ci defaraat. seen parti wala parti bi day dooru juddu ñu ngi koy defaraat pareegul ñu ngi may contacter di wax ak man maa ngi xool su fekkee ni gis naa ni daal lu ñuy wootali am na njëriñ amal na askan wi njëriñ te nit bu ci duggee dina ci am lu mu apporté. kooku ci ku jéggi la wala ci nguur gi. ñoom kujje la waaye tamit ci kujje gi gaa lañ nekkoon bu njëkk
mais après léegi daal rangé wu nañu. rangé wu woon nañu. ci nguur gu yi gu bees gi taxaw nii daal ñu ngi ci ñu ngi koy jàppale. ñu ngi koy jàppale. waaw mais ñoom seen kii génn seen parti sax taxawul gar ba tey ñu koy seen waa ji ngeen doon jàppale te ngeen amoon yaakaar ci moom mu ñëw dóor leen ci digg gannaaw tey jii ñoo ngi koy yóbbu commission d'enquête parlementaire muy commission boo xam ni taxawoon nañ ko député yi taxaw ko def ci liggéey ba jël ko jébbal ko ñi nga xam ni ñoom ñooy wàllu àtte ñoo ngi ci di dox. alors commission enquête boobu en tant que yow une femme politique maanaam intellectuelle nan nga ko jàngatee yow est-ce que am nga ci yaakaar. xam nga sama xalaat nag laay wax su fekkee ni lu ñu sóobli nii commencé ko nii nit ñi di si teg seen bët su fekkee dëgg la du ay dóor su fekkee dëgg la. te du ay dóor. su fekkee dëgg la du ay dóor. dina am njëriñ dina am solo dina gën résultat su fekkee ne nag ay dóor la def ko nii ba nit ñi yaakaar ko rek après ñu ñëwaat la ma si leneen bàyyi mu sedd loolu moom leneen la. est-ce que yaakaar nga ne ay dóor la soo demee ba ñuy wax ni jël nañu nangami milliards jël nañu nangami ay mbir. xam nga nit ñi seen xel ba tey mi ngi def nii parce que xam nga lu tax ndax ñoom ñaar ñoo àndoon. ñoo àndoon mais yaakaar nga ni ba tey ñoo ànd. de xëy na ndax léegi xëy na ndax àndatuñu waaye daal li ci biir man des na ma leer. yow daal wóoluguma à 100% sincère. yaa ngi taxaw daal di xool. maa ngi taxaw di xool su fekkee ne nag lu ñu sumbali dëgg la bëgg nañ dem ba ci cappaandaw ga lépp a leer ñun duñ koy daal di rafet. njiitu réew mi fi nekk bi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani 1 an la fi def. ak lu tegal tuuti. 1 an yooyu mu def yow en tant que visionnaire nga toog di ko jàng di ko xool lan nga ci mën a wax. waaw xam nga 1 an moom xam nga bare na barewul njiitu réew buy doog a toog ba xëy na ndax ba 2 ans ba 3 ans ci defar ngay nekk ak di jubbanteeg yooyu mënu góoloo fi sóob liggéey ba nit di wax mais moom bu nu mu ñëwee ak nu mu débuté nii am nañ ci yaakaar. am ngeen ci yaakaar. am nañ ci yaakaar. am nañ ci yaakaar. nii xëy na ndax bu soppiwul lépp dina am lu mu soppi. bu soppiwul lépp dina am lu mu soppi. Fatou Rosso fa nga fekk baax. doomu waalo nga. mais Rosso gis nañu situation yi nga xam ni moo fa am ci jamono ji. Rosso moom su hivernage jotee waxuma xiina waxuma mu xiin. hivernage su ñu waxee ni saison hivernage dugg na rek. Rosso ñëpp seen fit mu ngi ci kaw. dëgg la kër yi dañ koy aj. lal yi amatul lal. ñu gis ni ren mbënd mi dafa bett ñu bëri parce que xalaatuñu woon ni dana am ni. Rosso soo demee kenn mënu la wax lan la. mu doon loo xam ni lu metti la ci xol metti la ci ñun ñi nga xam ne ñoo bokk diwaan boobu. yow en tant que doomu Trarza doomu Rosso. lan la def. situation bi nekk na situation bu metti xam nga Rosso gaa naka jëkk mu dafa mën na lu xóot lu wàcc naturellement su tawee rek sax day am ndox moom ñoom tàmm nañ ko mais nii wax dëgg yàlla mbënd mi ni mu fa def ren moom wax dëgg yàlla metti na nguur gi tamit mu ngi jàppale mi ngi def waaye daal ba tey des na. mais est-ce que jàppale nguur gi dafa war a yem rek ci ay saaku ceeb butéelu dawlin ak yooyu est-ce que Rosso yi au juste tey jii soxla nañu ay saaku ceeb ak saaku ak ay saaku gëm xak yooyu ak dawlin parce que defe naa ni kenn ku nekk ba nga juddoo ba nga toll fi nga toll yaa ngi lekk yaa ngi naan tey Rosso li mu soxla tey jii mooy canalisation mooy defar infrastructure yu bees. taxawal ko ba mën a fexe parce que la capitale du Trarza Rosso mooy capitale tey jii bi nga xam ni cadre yi fi nekk ci réew Mauritanie yëpp sans exception. foofu la fal nu jaar fal nu jànge. waaw Rosso gaa moom boo ko xoolee sax da ngay wax ni moom ane ay cadre am parce que itamit ressortissant Rosso yi ñoom si seen bopp ñëwunu tabax foofu xam nga li ci ëpp ñoom ñu ngi fii ñu ngi feneen. waaw xam naa loolu aussi dalul na sax lu gën a tax Rosso taax yu taaru amul fa ndax ay ressortissant am ay cadre lañu suñ fa tabaxoon rek Rosso dina am beneen xar kanam bu dul woon bii mais comme ni nga ko waxee aussi xam nga nit day nekk si jafe-jafe soo nekkee si jafe-jafe di nga soxla lépp ñoom xëy na ndax soxla noonu lépp soxla noonu ceeb soxla noonu dawli soxla noonu lépp mais lu ñu gën a soxla instant bi mooy ñu defaraatal leen Rosso
ba nga xam ne bii bu tawee bu sewetee bu taayee tamit bu sewetee 1 heure 2 heures après ñu mën am fu ñu jaar nekk si jàmm. mel na ñëpp mais c'est cadre Rosso la yi ngay wax wala sax ressortissant Rosso parce que man bëgguma sax di tudd cadre parce que soo tuddee cadre dafa am xëy na ñoo xam ne da nga leen ciy seppi. te Rosso pour ñëpp la. mais est-ce que tey jii ressortissant Rosso yooyu comme ni nga ko junjee léegi ñoom seen wàllu bopp ñoo tax ñu fàtte seen dëkk parce que ñoom comme ni nga ko junjee ñëpp ngi ci capital bi ku ci am lu baax fi nga koy tabax. te capital bi mën nañu jàpp ne ëllëg ndox mën na fi dugaat. mais ñoom seen fale démb xalaatutuñ ko tabaski ba tabaski korité ba korité jël seen ngandam xar ñëw jaaba dugg ci biir koñ yi dugg jénn tey ji bi affaire bi amee gis nga mode association bu nekk jénn ku nekk yaa ngi jóg créer sa association jël sa benn gallu ceeb jël sa benn butéelu dëwlin yóbbu ni yaa ngi dimbalee askan wi te alors que tey ji ñoom war nañu am benn politique boo xam ni benn mémorandum sax bu ñuy def boo xam ne daan ko jébbal njiitu jëwriñ ji jébbal ko njiitu réew mi pour ñu mën a fexe ba seet taxawu parce que taxawaay dafa am solo te taxawaayu doomu Rosso yi dafa des. waaw xam nga li ngay wax li nii man xëy na ndax man tamit du ma ci mën a sore ndax man tamit Rosso centre Rosso laa di. non si nga bokk rek. yow sa wàllu bopp la ba kër jotee fii nga ko jënd. fii nga jënd kër bàyyi Rosso yéen ñëpp si biir ngeen bokk loolu moom mooy da ngeen daw seen responsabilité. xëy na sax du daw responsabilité xëy na ndax jamono doy dox ba fi ngay nekk sa lépp nekk fa moo tax fa ngay mujj cadré wu rek xam naa. ba bàyyi sa cosaan. déedéet cosaan bi gaa nit mënu ko bàyyi sax. bàyyi sa dëkku maam tey jii doomu Rosso yi ngeen doon fu ngeen dem sa yow soo demoon Rosso tey jii kër maam ngay dëkk. waaw sama kër maam ma nga fa. est-ce que loolu tiitar la sa maam dafa ñafe. xeex ba tabax fa kër. waaye Fatou. góorgóorlu leen seen bopp waay. ñu góorgóorlu suñu bopp waaye daan góorgóorlu suñu bopp waaye ni nga ko waxee aussi xëy na ndax aussi ni mu defee nii yoon bi xam naa du ñàkk après nit ñi daan ci toog xool même su fekkee ni nguur gi taxawu si ñoom ñu jéem ci taxaw def si li nga xam ne lii mooy seen kéem ci lay kattan ku nekk ak noo ma ne xam nga tamit talante def ci barewul. talante barewu fi xam nga yenn doole moo koy def. xanaa ñu def seen doléance jéem ko jébbal nguur gi xool ba xam nguur gi la leen mën jàppale ci wàllu woowu ñoom itamit lu ñu mën apporter ñu apporter ko si sinon Rosso moment yi moom metti na sincèrement metti na. alors tey jii ci wàllu politique boobu. tey jii soo si doon sóobu. wala ñu laaj la tey jii Fatou Gueye lan la bëggoon nekk Rosso lan nga fa am yéene ëllëg nekk fa pour si wàllu politique taxawal fa sa diwaanu Rosso est-ce que sa xel comme ni ko jeune Rosso yu bëri fu mu toll fii nii su may dégg des fois damay dégg ba daf may def reetaan quoi parce que ku jóg mi ngay wax ni man député laa bëgg nekk man maire laa bëgg nekk voilà est-ce que Fatou Gueye am na ambition politique pour tiroiram au niveau de Rosso. waaw xam nga comme pour le moment yëngatooguma ci politique bi maa ngi def taxaw seetlu maa ngi xaar ba ma sóobuwaat ci incha allah su fekkee ne fas yéene naa ko su sóobuwaatee ma xool ban taxawaay la ci am wala da ngay def politique politique capitale soo ko defee ñëw Nouakchott xëccu fi comme ni ko ñëpp xëccoo parce que ñu bëri ñemewuñu Rosso parce que dañuy wax ni Rosso soit des fois tamit sur le plan politique dañu am fulla am fayda seen bopp du n'importe qui la ñuy samp foofu est-ce que jotul tey jii ngeen xoolaat seen taxawaay yéen cadre wolof yi wala ressortissant wolof yi surtout Rosso yi sax en général pour xool defaraat seen taxawaay ak seen toogaay foofu. waaw xam nga moom jamono buy dox rek da ngay dox di ànd ak moom xam naa lii fi am nii léegi moom dina tax incha allah xam naa daañu dajawaat toogaat waxtaanaat xoolaat bu baax nu ñu doxalee politiciens yi aussi xam nga dëgg la mais du ñoom ñëpp aussi am na si ñi nga xam ne ñi ñoom. politique bi duñ koy mbubboo rek waaye seen bopp lu ñu fi nekkal en général mais am na si ñi nga xam ne macha allah lu ñu am indil ko seen réew bu ñu duggee ci politique bi lépp lu ñu am don yu ñu am yeeg yëpp ñu ngi koy indil ko seen dëkk jàppale leen dimbali leen. le dernier gouvernement mauritanien de Mohamed Ould Bilal bi nga xam ne njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh Azwani samp na ko. wala fii yéen seen wàll bopp da ngeen amoon yaakaar loolu ci nguur googu amoon ci yaakaar que ni daa ngeen ci am jawrin malheureusement loolu mujjuwul egsi mu nekk nag maanaam déception ci ñu bare ci doomu wolof yi nga xam ni moom ngeen doon est-ce que déception boobu yow bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo am déception. xam nga nun olof yi surtout fii ci réew mi ñun barewuñu
barewuñu ba pare sunu mànkoowul doon benn di waxtaan di sottante xalaat di am ay proposition par exemple lu si sunu bopp ñu daje commencé woon nañ ko fi mais continué woon ñu daje waxtaan ñun si sunu biir ñu ni kii doy noonu wala kii mën nañ ko tànn kii mën ko tànnee. muy leadership. waaw muy leadership. parce que loolu mooy problème aussi tamit wolof yi. kii dina am fu mu nu jëme lu ñëpp ñu boot su gannaawam dooleel ko jàppale ko. léegi su defee bu ñu defee taxawaay boobu ba pare ñu bind njiitum réew mi fi nekk mi bind ba mu jot si ñu ne ko noonu daal am na ki nga xam ne ki daal su fekkoon ni ngeen am ku ñuy tànnal ni kii lu ñuy tànn ñu ñëpp ñu boot si gannaawam dooleel ko. waaye bu leen bàyyi njiit yi ñoom bu ñu tànnalee seen bopp xëy na ndax duñ leen tànnal yéen. mais est-ce que tamit que loolu du li ñuy wax ni à chaque fois que ni renouvellement classe politique bi nga xam ni dañ ko war def te defuñu ko. am ñoo xam ni xëy na yàgg nañ fii te bëgguñu céder la place am ay ndaw yuy jóg. ñoom tamit am lu nu bëgg parce que seen njàng may na leen ko seen xam-xam may na leen ko seen base politique may na leen ko ñu bañ leen xajal du est-ce que du loolu mooy indi division bi à chaque fois parce que su fekkee ni Fatou Gueye dafa ëpp doole Babacar Naam ci wàllu politique ëpp ko base politique ba pare ñu bëgg jël Babacar Naam samp ko ci place u Fatou Gueye est-ce que loolu du révolte loo Fatou Gueye est-ce que consensus boobu dana mën a am. waaw di moom laa lay expliquer nii man la su fekkee ni nun xam nga bu nu xàccandoo dóorandoo lu nu bëgg lépp duñ koy am. mais lépp ci biir waxtaan la mën amee il faut que ñun si suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñii ñun ñooy olof yi ñun ñi nga xam ne ñi ñun looy wax ni xeet lañu ci biir ba pare xeet bu nga xam ne bi barewuñu ñun si suñu bopp ñun noo war a toog manko doon benn sottante xalaat ba li nga xam ne li ngay wax ni divergence boobu exemple bi nga joxe bi nii léegi bu ñëpp a toogee waxtaan daañu juboo ñu xool kan lu ñuy jiital bu ñëpp ne kii lu ñuy jiital ñëpp daan ci ànd divergence boobu dafay daal di dañ bu nu àndee lu ñëpp manko doon benn suñu lépp day yomb suñu lépp dina sotti mais bu kii xëccoo fii da ngay gis sax ñi nga xam ne ñii sax ñii du ñuy ànd jëm nii ñii ànd jëm feneen ku nekk dem parti bu la neex ku nekk dem dugg fu la neex. mais la jeunesse aujourd'hui la jeunesse wolof ñi nga xam tey jii ñoom seen bopp ñoo ngi revendiquer aussi tamit que seen part ci mbir mi. taxaw kenn ku nekk taxaw di fa gëdd ni man la alors jeunesse bi seen taxawaay. waaw jeunesse bi seen taxawaay xam nga jeunesse bi ci seen bopp ñoom ci seen bopp yéen xam nga bu soppi buñ koy wax jeunesse mooy soppi ndax mag ñi ñoom déjà lu ñuy dox nañ ko ba pare. mais jeunesse bi itamit mënuñu ñëw itamit pousse leen rek ni leen pousse leen nii ñu xejal nu ñu ñëw toog déedéet. il faut que ñu bootu seen gannaaw. même bu leen bootuwulee yéen dajaleen ngeen def lu am solo indi li nga xam ne lii ay xalaat yu bees la teg ko ñëw waxtaan si ak ñoom. mag ñi gunge leen. waaw léegi su ko defee yéen loolu ñoom mag ñi duñ ko bañ su ko defee ñu gunge leen nekk seen gannaaw nekk leen ay conseil mais mag ñi bëgg mais attention mag ñi bëgg nu nekk conseiller de mag ñi dañu bëgg ba léegi de nguur sa waay nguur dafa neex de mag ñi bëgg nu buuxu de te xale yi duñu taxaw xale yi ma gis nii taxaw nañu du ñëpp mag ñi duñu bëgg nguuru de nguur faatu dafa neex de nguur du ñëpp nguur kenn du ko ñedd nag du ñëpp nguur kenn du ko ñedd du ñëpp léegi entre maanaam différentes catégories yooyu muy les anciens ak la jeunesse. yow selon vous ban stratégie nga yaakaar ne tey jii suñ ko sampoon taxaw ko daanu mën a dem ci benn yoon boo xam ni consensus bi ñuy wax bi à chaque fois te muy def défaut à chaque fois dana am pour l'intérêt général de la communauté et surtout l'intérêt général ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi suñu gannaaw. lenn mooy jeunesse bi ñoom lu ñu taxaw wane seen taxawaay dëggal seen bopp ñoom taxaw wane seen taxawaay dëggal seen bopp lu nga xam ne lii war na leen ñu bañ kenn jiitu leen si xam nga balaa ngay revendiquer da nga fay nekk balaa ngay revendiquer droit da ngay def sa devoir ba pare yow bu devoir bi boo ko defulee am droit booy revendiquer
te aussi tamit ndaw ñi aussi il faut aussi oser le dire parce que ndaw laa comme ñoom duñu yàkkamti seen àdduna moom duñu ko yàkkamti bërëx rek député laa bëgg nekk maire laa bëgg nekk wala lii laa nànkam du nga fi génn fii te jaaroo fen tojoo fen nga bëgg ñëw rek bëgg egg au sommet tamit loolu tamit neexul il faut que ñu nangu aussi tamit que di déglu waxu mag ñi yow député boo ko bëggee nekk wala nga bëgg nekk maire léegi nag yow ana ban yoon nga tracé bu la yóbbu nga nekk député wala bu la yóbbu nga nekk maire wala da ngay tëdd sa salaire rek bu nu ñëw fëgg la rek ni la poste député nga ni ñëwal et c'est important c'est très important vraiment waaw parce que dafa am taxawaay ba ngay taxaw parce que mag ñi tamit que ñi fi nekk quoi qu'on puisse dire dañu ramper dañu jaar fu sore souffrir jaar ci lu nekk ba egsi fi mu egsi mais ndaw ñi ma gis léegi nii moom dañoo yàkkamti seen àdduna am na ñi nga xam ne ñu doon xañ seen bopp lépp jox ko politique nga gis ku jaay këram campagne ko voilà ku jaay terrain am kooku de Babacar Naam du ko def man dama jaay mukk sama kër di ko campagne yow léegi nag yow ba pare ma bëgg dara bëgg nekk maire bëgg nga nekk député waaw léegi nag yow boo bëggee nekk maire boo bëggee nekk député loo teg ci taabal ji ba lu loo pour nga nekk maire wala nga nekk député te man li ma ci xaw jaaxal mooy ñoo xam ne amuñu lu suukar café ndaw ñoo xam ne amuñu lu suukar café ñoom ñooy taxaw di wax ne du bëgg nekk député bëgg nekk maire waaw xam nga aussi loolu mën a nekk day nekk chance xam nga chance dafa am yow mën nga ànd ak leader ba nga xam ne bii moom am na moyen yow amuloo moyen waaye chance ba nga xam ne suñu la waxee ni la 10 000 ngay joxe ko par weer doo ko mën jot waaw déglul rek yàlla yu muy def fii moom kenn xamul de yow mën nga nekk yàlla bay sa tool de waaw am na la nga xam ne li yow man comme ni nga ko waxee mën nga amuloo lu suukar café waaye nga am leader ba nga xam ne bii moom taxaw na te am na les moyens pour le boot waaw te yow gis na ni yow mën lu mu soxla li daal yow mën nga ko jox mu woo la waxtaan ak yow ni la nii ak nii ak nii ak nii ak nii laa bëgg ma doxalee est-ce que su ma defee nii campagne man maa ko yor maay financé campagne maay def nangam su la defee lii est-ce que dinaa am résultat yi nga xam ne soxla naa ko su fekkee ne ndaw la ba nga xam ne bii ci biir goxam am na yu mu fa daan def wala jox nañ ko nopp wala diñ ko di déggal bu fa campagne man na fa am dara. mais ki amul base politique ba pare bëgg dara. waaw kooku mën na sotti. waaw day jafe base politique aussi xam nga base politique mënuloo ko am ci ay waxi kese aussi mayewul base politique xam nga soo néewee doole dafay am nooy doxalee base politique xam nga politique ak social souvent soo leen bëggee teqale day nekk lu xaw jafe. lu jafe ñoo ànd. waaw politique ak social ñoo ànd xam nga surtout fii en Afrique luy toucher sensibilité nit yi la. par exemple yow nga nekk ci benn place. nga nekk ci benn gox ku feebar yow lay njëkk a gis ku am ordonnance yow lay njëkk a gis ku am lu ko naqadi yow lay njëkk a gis ku këram lakk yow lay njëkk a gis comprendre nga nekk fa di def say moyen te xaaruloo dara à chaque fois nit ñi ñëw di la solliciter nga taxawu leen ñëpp rafetlu sa taxawaay xam nga ñooñu ëllëg ci biir soo ñëwee soxla leen daan na ñëw jàppale la am na ñu bari ñi nga xam ne ñi seen base politique noonu lañ koy amee mais soo amulee moyen pour nga mën am base politique day jafe parce que waxi kese mën nit base politique. et ko amul base politique tamit warul revendiquer dara. waaw soo amulee base politique moom pour nga réussir moom dafay xaw a jafe lu dul xëy na ndax yàlla dimbali la nga am leader ba nga xam ne bi gëm na la. daal nga liggéey ak moom xëy na ndax am loo ko apporter ngeen ànd dem. voilà très bien Fatou émission bi tellement que dafa am solo ba tax na dafay waaxu émission xeltu moom defe naa ni day waaxu lii nag Kleenex la de lii Kleenex la. waaw naanal ndox parce que xam naa ni moom dana xaw doy waar tuuti pour ak ñi nga xam ne ñoo ni seetaan te comme nag Kleenex bi moom ku fi jaar kilifa bu fi jaar rek daan ka jox damay am habitude di joxe ñaari Kleenex xamul nag Kleenex bi nan lay demee mais dana la koy jox rek nga jël benn ñaareelu Kleenex bi voilà ñu ànd nag ak sunu réalisatrice tey jii di ki nga xam ni moom mooy Fatimitou Mintou Souleymane di ko gërëm di ko sant bu baax ci pas-pasam ak taxawaay bi nga xam ni da koy ànd ak ñun ci wàllu xeltu ndaxte à chaque fois du ñuy wax ni soo gërëmul nit doo gërëm yàlla te nit ki su la defalee lu baax nga wax ko Fatimitou chapeau parce que wax dëgg yàlla heure bu xeltu jotee daf koy jaral lépp même sax des fois maquillage sax daf may wax ni ma Babacar lii ëpp na lii def ko nii lu lii wàññi ko am na nag ku ma menacé woon di ma wax ni ma léegi dafa am ku lay maquillel dafa am xag ba ku may maquillel waaw ku may maquillel ba mu baax waaw kooku moom mooy sama réalisatrice di Fatimitou Mintou Souleymane di ànd ak Sinia parce que tey dafa am lu bees lu ñu indil ñu ànd ak ñoom dem ci kaw
ñu jox nu au niveau de la régie sunu premier élément après sunu élément portrait mais sunu premier élément témoignage dem def soit ci plateau bi. aywa su ngeen ma laajee ci Fatou laaj ngeen ma lu jaadu mooy sama taaw wax dëgg yàlla dogal mu baax uuf ma uuf njaboot gi yàgg na ci loolu nag dama leen di wax sax benn anecdote boobu xale la ñoom suñuy jàngi école toujours ñu ma Fatou xeex na dafa tàngoon nag boobu xale la Fatou de mu ngi xeex Fatou de mu ngi xeex su ñëwee ma ne ko Fatou bàyyil xeex doom xeex baaxul mun ma yaay xeexuma de ma ne ko loo def nag mun ma dafa dóor maxu rek mu dóor ko maxu mooy rakk ji lu tax mu laal maxu dafa dóor maxu rek mu dóor ko ndeysaan noonu lu mu sumal bëgg xale yi bëgg njaboot gi bëgg ñëpp am jom nag nangu liggéey am Pastef waaw lu mu fa séene def moom dana ci taxaw incha allah yal na ko yàlla dimbali dana julli rek di ko ñaanal yal na yàlla defal ko cat fu mu bëgg a yegg ci xolam moo ko xam yal na ko fi yàlla yeggale Fatou c'est une battante waaw yàlla indi na noo ngi ñaan yàlla yokk ba loolu nag ba léegi nag ci loolu la taxaw bu doon sagom mu weesu fii yëpp wallaahi bu doon sagom lii yëpp mu weesu ko waaye jaam ak dogalam jaam ak mébétam yàlla ak dogalam mu ngi ci nag mu ngi góorgóorlu waaw depuis xaleel nag bi ma ko xamee léegi wax dëgg yàlla jàmm rek la ma si yéene yaayam ak baayam ak njaboot gi yëpp ñun ñëpp jàmm rek la nu ma si yéene wax dëgg yàlla. maa ngi ko ñaanal moom moo xam mébétam moo xam li mu bëgg ci xolam lépp lu mu bëgg ci xolam yal na ko yàlla defal lu ko ful lépp lu mu njort yal na yàlla defal ko lu ko ful yal na yàlla seral xolam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp nu fekkee teraanga ji ma yéene man yaayam maa ngi ci biiram ak baayam ak njaboot gi yal na ko yàlla mottali bi jaay rasulillahi yàlla lafal ko cat encore une fois moo xam fu mu bëgg yegg ci xolam yal na ko fi yàlla yeggale. waaw jëlee sa Kleenex foofu moom il faut que mu am moom xeltu moom amul tooj rek ngay def yow. waaw kii moom mooy sunu yaay. ndeysaan. aywa dégg nga li mu wax. ay kaddu yan kaddu nga ci def ça fait plaisir à chaque fois nga am chance su am waajur du dund ak moom parce que am na ñoo xam ne tey jii ndeysaan suñu leen delloo si waatal seen yaay. daanu sant yàlla bu baax mais nga am chance su dund ak sa yaay di te mën di def ci moom loolu defe naa ni sant yàlla mënu ko weesu. waaw Babacar naam damay sant yàlla bu baax dolli ci la ma santoon ndaxte lu ma gën a neex mooy ànd ak sama ñaari waajur yàlla dimbali ma ba may far tuuti. ñu si man di naan ataaya di si yee goro mu nekk sedd sama xol di ñaan yàlla nag mu yokk ba mu bëri. Voilà c'est l'émotion hein c'est voilà ça c'est l'originalité de Xeltu di gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax a baax ñi may àndal à chaque fois comme ni ma koy waxee ci liggéey bi vraiment mënuma am seen fay di ànd ak ñoom à chaque fois di tudd seen tur wàllu son Tijani Abdallahi Addahi Tahman l'infatigable comme ni ma koy waxee lépp daf koy jaral lépp mu taxawu ko ñi nga xam ne mooy Dahman Moustapha Mohamed Mahmoud Cheikh ci wàllu cadrage bi ñu dem sunu deuxième élément ci sunu deuxième élément su yaay waxee am keneen koo xam ne tafuñu ko wax dafa am lu tax mu wax ñu dem ànd ak sunu réalisateur wala sunu réalisatrice sax laay wax Fatimitou Minte Souleymane dem ñu seet sunu kan mooy sunu deuxième élément. ah Fatou nag sama doom la ndax maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay yaayam ma nàmp jox ma nàmp waaye Fatou yar ak teggin lañ ko xamal fonk liggéeyam fonk ay rakkam fonk ay waajuram lu mu am yéene na leen ko lu mu am bokk na ko ñun man mi teral na ma teral ba lii ma sol nii tey moo ma ko terale te maa ko ñawal sama bopp du sol sumbi di ma jox du fóot ba mu ràpp di ma jox
kër gi maa ngi fi depuis début d'année bi sama yaram neexul waaye lépp lu ma soxla rek mu ngi ciy daw guddeeg bëccëg nag deseelu ma dara yàlla bu ko yàlla deseel dara moo xam li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal moo xam fu mu bëgg a yegg yàlla na ko yàlla defal te mu ànd ak jàmm ak salaam nag jik ko jik ñun ñëpp macha allah bokkam yëpp nag dañ koy gërëm li ma ko jur taxul de am na ay ñu ma bokkal ndey ak baay am na ñu ma bokkal baay am na ay doomu ndey mais kenn sikku ko gay yàlla bu ko cat jàpp yàlla na ko yàlla aar ko aar mboolem jullit aar njabootam bu jigéen bi mu am yàlla na ci yàlla def barke yàlla li mu def rek mooy li gën. tey moom day metti de gaa ñi waxoon nañ la ko de avertir woon nañ la. Babacar Naam fi nga génnee waaw sant yàlla. kii sa tante la li ma gën a neex ci wax ji mooy ndeysaan dafa tawat ñëw moom ak sa yaay bokk ndey ak baay mais comme li mu wax desaloo ko dara lépp li nga war a taxawu sa yaay rek taxawu nga ko parce que moo la jur. waaw xam nga Babacar Naam Afrique lañ nekk bu africanité bi weesoo aussi ñu nekk ay waalo ku nga xam ko ci kër gu war a njaboot xam ko ci mu war a yaatu xam ko ci mu war a uuf waaw yàlla def na man njabootu ma mais macha allah sama kër boo ñëwee ba sànni bàtt mu at macha allah maa ngi fa nekk fa ak ñëpp alhamdulilah. lu jafe nag ci yow parce que sunu waalo yi sama genre Babacar Naam yi seen kër ñoom kese ak seen jabar ak seen ay njabar waalo génération bi dootul waalo yu jëkk yi de waalo yu papa yi moom dëgg la kër gu yaatu waaye léegi moom affaire modernisation la gaañ di jaay loolu nag dañ la ci delloo njukkal bu baax a baax di la encourager parce que nit tamit su defee lu baax dañ koy wax ñu ñaanal ko yàlla may ko mu continuer ci yoon boobu parce que nekk taaw ba pare mat sa place mat sa toogaay du man maa ko wax du samay kaddu ay waajuram la defe naa ni loolu lu am solo la bu la si dara jële gënal yaatu gënal ubbeeku te yàlla dana la fekk ci loolu ndax sa ay waajur suñu ñaanee keneen ku ñaan tamit que dessert rek wala maanaam dessert la wala luy yokk rek la mais nag du ñuy dem ci dernier élément bi nag man dafa maa touché mais ñi mu gënoon touché mooy caméraman bi nu àndaloon ak sama chauffeur bi nu àndaloon moom dafa leen touché ba yëngal na seen xol ñu dem si sunu dernier élément sans commentaire. D'abord maa ngi leen di nuyu di leen sant ci li ngeen def kontaan naa ci trop sama yaay moom témoignage yi mu mën a def ci moom bëri na su ma fi doon wax fii ba suba duma fi jege. coupel tuuti parce que sama yaay man aw ma fayam alors c'est l'unique macha allah yal na dund. amiin yal na dund. Elle n'a pas pu tenir émotion bi dafa bari ci moom parce que xam naa ne xëy na ni mu nekkee benn moo tax gëme woo ko ba tax na moom lépp nee na après wax na ma si suuf nee na defal nga ko amul loo ko desalul ci àdduna alors émotion bi ko jàpp mënul wax. sa benn boobu la yàlla may yal na yàlla may mu dund ba teral la comme ni ngay def say waajur ban kàddu nga ci yëkkati. xanaa di ko ñaanal yàlla bàyyi man moom di ko ñaanal wér di ko ñaanal dafa nag ñu rafet waaw parce que lépp lu fi aw ci kanamam la jaar mu teg si bëtam dara umb ko gis na sama taxawaay
ma yar ka nag moom papam ba mu gaañoo yàggul sax waaye man maa ko doonal baay doonal ka ndey ndax bi ma teqale ko papaam ci la nga gis papaam te ñaanoon naa yàlla sax am borom kër am yeneen i njaboot ba yàlla itamit lu mu décidé loolu moom moo mën a nekk kenn mënu ci leen am nañu dund ba dee sax amul bant di sant yàlla bu baax dama yàlla mayee ma mën réussir éducation di sant itamit samay waajur ndax man ba ma ko amee mu nekk lu ndaw ba ma ko feralee samay waajur laa ko bàyyeel man dem di lijjanti sama bopp di lijjanti li ma am ñu téyal ma ko téye bu rafet yaral ma ko yar bu jekk ndax li ci ëpp ñoom la man tamit ba ma demee ba yàlla def ma jël la relève tamit man tamit ma mottali mais di sant yàlla ba nga xamee ne rek bàyyeel na ma ko mu nekk doom ba nga xam ne bi bàyyam daf ma ko bàyyeel ma def ci lu mel nii ba mu egg fu mu egg fii alhamdulilah sant yàlla. sant yàlla voilà sant yàlla comme ni ko soxna Fatou waxee tey nag émission bi dafa bare parce que am na ku may wax ni ma Babacar bàyyil mag ñi ngay toog ci plateau bi di leen jooyloo waaye originalité xeltu lii la parce que am na koo xam ni dund na ba xëy suba jénn àdduna te amul chance su am plateau wu toog ci plateau wu télévision rendre hommage wala wax ci ki mu bëgg wax ndaxte du n'importe qui aussi moo koy am may dellu soir rek di wax ni xeltu à chaque fois que ñuy invité nit du nit ki mooy woo Babacar ni que dama bëgg nga invité ma déedéet man may taamu invité bi nga xam ne ma mérité na toog ci plateau ma invité ka te ku xool Fatou Gueye bii gëj nañu gisante gëj nañu déggante te ñoo nekkaale woon ak rajo Mauritanie mais bi ma ko wooyee ni que dama lay invité xel dafa ne ma man Babacar lan laay wax ma ne que yow laa jël loolu dafay wane rek tey jii li nga xam ne ñoo ngi ko doon yaakaar ci moom am na ci moom tey jii Fatou émission bi pratiquement jeex na parce que émission yi jàll na mënatoo ci teg dara yokku ci dara dama lay bàyyi rek ci benn minute nga tàggoo wax li nga bëgg wax am lu xëy na bëgg wax te ma fàtte la ko laaj nga junj ko wax ko ci benn minute ñu tàggoonte ñu joxante daje incha allah ba benn yoon. xanaa Babacar naam di la jaajëfal ci invitation bu ma invité bi tànn ba nga ma tànn bi woo ma ñëw fii ma am si mbégte di la delloo njëkkal di la jaajëfal bu baax a baax di sant yàlla di nuyu samay mbokk yëpp di gërëm samay mbokk yëpp di nuyu samay waajur di leen gërëm di leen sant xanaa di wax rek incha allah yàlla bàyyi noo rek ba beneen incha allah voilà jërëjëf Fatou Gueye moom la ñu invité woon tey jii ci seen 20e numéro saison 6 bu émission xeltu version télévision nationale El Mauritania la télévision leader di gërëm di sant bu baax a baax kilifa yi nga xam ni ñoom nekk ci télévision bi di commencé ci kaw ci directeur général bi ba ci suuf ki ci gën a suufee dañuy gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que émission xeltu comme ni ma koy waxee ñëpp ñoo si jàpp muy planton yi muy chauffeur si muy caméraman yi muy ñëpp ñoo si jàpp taxaw ci baax di gërëm également maanaam patron wu caméraman yi di Moulay mi nga xam ni à chaque fois que ñu war a taxaw pour dem tournage daf ñuy yombal lépp bien vrai que ni c'est son devoir mais daf koy def ak xol bu yaatu ñu ko ciy gërëm di ko sant di gërëm bu baax nag ak ki nga xam ni moom moo ànd ak ñun tey jii ci wàllu cadrage bi di Dahman Moustapha un grand merci Mohamed Mahmoud Cheikh moom itamit mi àndoon ak ñun ci wàllu cadrage di gërëm di sant ingeste Abdoulahi Dahi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ngi ànd ak ñun Sinia nekk ak ñun au niveau de la maanaam commutation defar ko macha allah tey ji ngeen gis beneen fenêtre bu bees si émission xeltu également di gërëm ki nga xam ni moom mooy Tijani vraiment l'infatigable di def kéem lay kàttanam pour lépp mën a jaar yoon sama coordinateur Tahman wax dëgg yàlla merci un grand merci à Tahman Fatimetou Mint Souleymane comme ni mu leen ko waxee moom mooy sama maquilleuse moom mooy sama réalisatrice lépp da koy def am ci yéene am ci xol di ko ñaanal moom tamit gudd fan ak wér mais comme ni ma koy waxee toujours le génie l'infatigable l'incontournable Mouhamed Lamine Diallo ci wàllu montage bi leen jox daje incha allah samedi bii di ñëw nag gan gu rëy
la xeltu am te dafa bare loo xam ne war nañ ko fa waxtaane bu ko kenn na raté suñu lancé incha allah publication bi daa ngeen xam kan la ñu invité incha allah ci samedi bi di ñëw ci si yàlla àndee yàlla yaatu jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu diggalu ci géej xewal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.